asalaamaaleykum mbokk yi suivre luttetv.com ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi toog ak Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass directeur technique de l'écurie Fass ñu fas yéene laaj ak tontu dox suñu diggante ak moom Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay delloo nuyu di la ziar. waaw déjà rek fi ñu waxee moom mooy pour sportif bu mun doon yaa xam discipline boo mun nekk bu fekkee da nga jub compétition da ngay préparer pour le jour du combat nga pare soo paree ba le jour du combat nag combat amul dafay poser problème moom mooy dafay fausser lépp loo xam ne sa programme la ci wàllu entraînement ci wàllu bopp ak ci wàllu koom côté yooyu ñett yëpp du koy touché waaye nag bu ñu fàtte ne nag nekkul combat bu ñu dàq di ko dàq combat la boo xam ne dafa am ci kaw li ñu naan cas de force majeure biñ ne ëllëg le combat bi la stade bi am problème donc il faut que ñu obligé xaar pour ñu jàppaat leen benn date jàppaat nañ ko nag incha allah bientôt le 28 janvier su boobaa yaakaar naa ñaari mbër yi dinañ ñëw sagal boog bégal ñëpp ñoo xam ne ñooy ay amateur lamb. waaw en fait booy xool bi ñuy njëkkee def seen face à face bi ñu defee woon fële sur la route de Rufisque dama doon dégg journaliste yu bari naan Modou Lo dafa tuuti mu ñëw gis Modou Lo mu taxaw en tant que athlète ma gis ne Modou Lo mi tey jii bis bi ma ko gis nii bokk na ci bis yi gën a yi mu gën a nekk en forme ci carrière am d'après li ma gis nag am na ñeneen nag ñu gis ne peut-être mu gis Lac de Guiers aussi de tamit perdre li ñaan la poubelle loolu la poubelle laa ko tuddee moom mooy les graisses les joues les yooyu nga xamante ne bokkul ci li gars yi taamu léegi Lac de Guiers dafa perte yooyu yëpp ba wàññi poids ba presque pratiquement xaw a tolleeg Lac de Guiers numéro 2 wa xaw a tolleeg du moins Modou Lo ma xam ne ñaari mbër yi pare nañ ci lépp mooy gis nga ne kon ñaari mbër yi gën a sérieux ci arène bi ñee ngi nañ ma baal wala ñi ma seetlu ne man Moustapha Gueye ñoo gën a sérieux ci arène bi ñooy daje. pourquoi mu ne ñoo gën a sérieux ci arène moom mooy man ñoom ñaar mosuma gis ñu dem ci làmb te nekkuñ ci état de forme ku nekk xam na ne Modou Lo il passe tout son temps à s'entraîner foo ko fekk dafay entraîner parce que xam na ne làmb mooy liggéeyam. Lac de Guiers numéro 2 aussi malheureusement moom sax moo ci gën a accentué wu ci li muy def parce que moom dina def ay année blanche dina toog du bëre combat jafe ko mais moom tamit tout le temps entraînement di ci xëy di ci gont xam ne loolu mooy liggéeyam. donc ñaari mbër yi nga xamante ne jàpp nañu ñooy ñaari mbër yi gën a constant physiquement xam nga mentalement moralement bokk nañ ci mbër yi gën a pare à chaque fois ñu amee combat ñoo daje. voilà technique bu bëree nag xam nga ki nga xam ne analyser ki nga xam ne dafa nekk consultant wala ki nga xamante ne dafa nekk microcentral lam moom dafa bindoo noo xamante ne léegi moom ku nekk rek yaa ngi jël sa kàddu di wax mais il faut ñu def très attention ci kii moo dàq bëre kii moo dàq bëre dafa bari façon. ñii seen bëre dafa nëbbu ñii seen bëre feeñ attention waaye pour man athlète moom dafa efficace rek efficacité athlète moom mooy l'essentiel mooy nga gagner mooy nga daan. am na nag ñoo xamante ne yàlla may leen ñuy daan avec la manière booy xool téeméeri mbër yi wàccandoo ci àddina dañ ci gis ne ñett ñoo ciy daan avec la manière ñiy botti gars yi ñu naaw ci kaw ñi def ay prises yoo xamante ne ñooñu ay génie lañu day am ci làmb boo xoolee téeméeri mbër nag nga gis ne kenn la ci doon mbaa ñaar. et puis encore benn décennie bu nekk ñaar nga ci gis yu mel noonu ñaan laa ilaha illallah ni mu ko prisé mu ñuy fàttali peut-être prise Tidiane Faye bi mu defoon Jaguar ñuy fàttali ko peut-être Moustapha Gueye mii ni mu defoon Serigne Ndiaye ou ni mu defoon Mandiambane genre mbër yu bari ak barki Dembo Ndiaye Albarka Kayre def nañ ko benn action boo xamante ne tamit waaw moo bul laal c'était extraordinaire yooyu nag ñooñu mbër mooy mbër yi nga xam ne dañuy def ay lutteurs de spectacle lañu. parce que ñooñu mbër tam mooy doon mbër yi nga xamante ne ñoom la gars yi di gën a bëgg ba bu ñu daanoo sax daanoo ba du feeñ parce que dañuy bëgg a def vraiment li ñu naan au delà li ñu naan lu passé lu xel lu raw lu weesu xel quoi. am ñu seen bëre nëbbu waaye nag saa bu nëbbu li muy nëbbu yëpp dañuy efficace saa bu ñu tenté action yi ba da ngay daanu te l'essentiel pour un combat mooy nga gagné ko gentiment bañ a xoosu kenn dóorul la nga daan gentiment ñibbi sa kër dem seeti leneen. donc bu ma bëggee dugg aussi ci technique Modou Lo moo gën a sob bëri Modou Lo gis ngeen ko dina raam dina song dina def ay actions yoo xamante ne ay actions yu quand même ay actions dina indi sax ne kii ndax dafa def lutte olympique lutte gréco-romaine pour Sénégalais yi gën a comprendre. Lac de Guiers nag il est dans son coin mais nag efficacité am
moom mooy saa bu la bëggee dóor mën na la dóor saa bu ko bëggee dóor doo ko dóor saa bu la bëggee song mën na la song saa bu ko song mu intercepté la je pense que ne kon moom aussi c'est un très bon lutteur moo gën a performant en fait du mën a performant parce que ñoom ñaar ñëpp dañu jógee ci ku nekk daan ay combats yu mag mais Modou Lo moo ëpp ay combats yu mu bëree maanaam moo ëpp régularité parce que day am ay combats Modou Lo tous les ans dina am benn combat lu mu néew la dëgg te fa mu toog 2 ans de bëri benn combat toogaat ainsi de suite donc voilà. voilà foofu tamit du ma boxeur ah mais am nañ tuuti xalaat parce que gis nañu kii mu xeex gis nañu kii mu xeex Modou Lo comme gis naa ci benn journal ñu Modou Lo dafa sadique waaw c'est un lutteur méchant bu lay dóor sax dafay mattu dafay def son tout il est méchant te aussi am na mënin bu ñu ko xeeb waaye ñoom ñaar dañoo fa am mënin bu ñu bokk ñoom ñaar moom mooy ñoom ñaar ku ci nekk mbër buy dóor uppercut droit nga Modou Lo bala mooy dóor uppercut droit da lay kor dóor dalay dóor uppercut yu gaa quoi ratatatatat def na ko mbëri yu bëri liñ ci bëri fi lañ ko def mook Eumeu Sène moo Gris Bordeaux moo tant d'autres lutteurs Issa Pouye ñëpp dafay kor Lac de Guiers dina kor def comme moom aussi mais Lac de Guiers aussi sans kor aussi am na uppercut à la boxe lay def ki def uppercut bagarre rapproché bu ñëwee ki direct ngay gis ne Lac de Guiers 2 moo gën a jub moo gën a baax direct parce que moo gën a gudd loxo léegi bu ñëwee ci crochet ngay gis ne Modou Lo moo gën a baax crochet ñoom ñaar yëpp nag bu ñu fàtte ne direct gauche la ñuy dóor ak crochet droit donc ñaar ñoo xam ne seen garde normal la ba dëgg moom maanaam loolu moom pour distinguer ñu gars yi comprendre ne garde normal ak fausse garde la gars yi di wax fausse garde nag mooy Moustapha Gueye jiital tànku ndajoor mais garde normal nag mooy càmmoñ te ñoom ñëpp càmmoñ la ñuy giital te koo gis mu giital càmmoñ en général rek ndajoor bi mooy gën a garaaw càmmoñ bi ci kanam donc càmmoñ bi dafay servir tout juste rek de def ay mime wala de sànni mais li ñu gën a soxla ñoom ñëpp moom mooy dóor crochet droit. léegi ñoom ñaar loolu nga wax noonu bu fekkee bagarre rapproché lañ def kan la gën a avantage si ñoom ñaar. bagarre rapproché bi dafay gën a avantage ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo moo gën a petite taille moo gën a gàtt te aussi Modou Lo li mu gën a mën ci xeex bagarre rapproché la mais nag nit ki tamit lu mu mën aussi des fois mu jàngal leneen lu ci bokkul gis ngeen Modou Lo muy bëre Gris Bordeaux direct di gauche la doon Gris Bordeaux ubbi arcade bi pourtant à distance la donc Modou Lo aussi c'est un bagarreur parce que le fait que moom audace su déplacé wu dóor direct di gauche rek c'est important mais rapproché aussi moom daf ciy raak Modou Lo dafay samp jaaga na boo ko déggee mooy taxaw naan ngay dóor mooy dóor gis nga ko ci combat bi bari Lac de Guiers nag loolu fekk ko ci bu affaire yi daree jaxasoo mu gën taxaw fee xool ba mu jekk mu ñëw dóor c'est ça loolu mooy différence bi rek ki mën a dóor nag ci làmb man pour man mooy kii dóor ba pare bañ ko dóor parce que un coup de poing kenn du ko jël ak ku mun doon sa doom sax boo sobloo du am doom bu am 10 ans mu ñëw fa yow ba la papa cof la ci sikkim mun nga daanu parce que partie sensible boo xam ne bu ñu la ko dóoree sa bopp bi naan vu day yëngatu mun nga daanu benn laps de temps jógaat ñaar yëpp lu mu nekk la combat bi xaar naa ci kaw xaar naa ci blessure bu làmb amatul xaar naa ci rënkum daje nag bëre xaar naa aussi pakataas nag aussi mbëkk bi daal ñaar tànk dóor ci suuf xaar naa jàppante gañu nag xandaalu aussi je pense que daal combat bu neex lañ jëm bugg ma nag pronostiquer kii mooy daan wala kii moo mën wala yooyu di wàllu nit ba oui du mën a ñàkk favori de par la valeur day nekk Modou Lo combat dafa am chance Modou Lo bu doon fàtte dafa am chance bëre ak adversaire yoo xamante ne Lac de Guiers amul chance bëre ak ñoom bëreegul ak ñoom bokk xam nga Modou Lo Lac de Guiers du bëre ak Modou Lo du bëre ak Bombardier te bëre nag Modou Lo du bëre ak Balla Gaye te Balla Gaye bëre naa ak Modou Lo bëreegul ak Gris Bordeaux te Modou Lo bëre naa ak Gris Bordeaux donc booy xool Lac de Guiers en tant que champion booy xool chance yi moom bëreegul ñoom moom mooy Eumeu Sène dafa am chance bu bëre ak moom deux fois kii nii benn yoon booy xoolaat ak Modou Lo mi mu bëreeloon benn yoon donc booy xool ci parmi les ak Papa Sow parmi ces grands champions là booy xool 2 la ci am ba 3 personnes ñi ci des ñëpp bëgguñu bëre ak moom ou dañ ko doon moytu ou àggul ci ñoom waaye nag je pense que ne aujourd'hui Lac de Guiers 2 àgg na fi ñëpp àgg war naa mën a bëre ak ñëpp bëre naa ku daan Yékini daan Papa Sow bëre ak Eumeu Sène bëre ak Modou Lo je pense que ne même égal benn Tapha Tine mais daan c'est-à-dire nag malheureusement ba muy daan ñoon Tapha Tine nag bokkul ak jamono ji lamb gi déclenché léegi mais valeur yi nekk ci lamb yëpp quand même ku xool di nga gis ne Lac de Guiers daan ñaari mbër daal yoo xamante ne il se valent boo gisee nag Modou Lo gën ci am
coow gën ci am bruit parce que dafa toll comme gars yi bu ñu fàttali ne mbër gars yi bu ñu dee bëree mbër mi nga xamante ne dafa mooy dafa gën a tuuti maanaam Modou Lo peut-être disons 100 kilos mbaa 103 kilos ñi mu bëggal ñëpp ay 100 dans les 130 kilos lañu donc tant soit lu ndaw rek moo ci benn succès même bu ñu ko daanee xool boobu Bombardier daane amul kenn ko yedd amul sikkul amul benn problème parce que ñaan yàllaa doon bëree yàlla yi tu vois ce que ça fait bu ci amoon ndam nag bu ko daanoon nag dafay toj dëkk bi daanu ko may wane na ci courage ba génn ci ak génn boo xamante ne amul kenn ko ne accam ça c'est important nga xool aussi la dëgër de muy bëri Yékini tout le monde disait que Yékini day ñëw faxasu ci kawam et alors aujourd'hui ñëw na bëree xelam xalaatam à la li Yékini waroon bëree moom noonu la bëree moom taxaw déglu Yékini xaar ko Yékini def effort am mu exploité erreur bi daan ko. waaw mën naa ko dëggal parce que Ipa Ngaar dem ku fekkee jamono yi Mbaye Guèye la maanaam Modou Lo mbëru xadar la loolu dafa ko bëgg a tënk rek ne tënk dugg Mbaye Guèye la mooy mbëru xadar la buy metteek buy xotteekoo buy daajeeko yëpp Modou Lo il est toujours là il est présent du absenté mukk ci combat et ça c'est important.